samedi 2 octobre mooy bis bi nga xam ni moom la action bu Diamaguène Sicap Mbao ànd ak seen coordinateur Omar Fofana tànn ngir amal seen deuxième édition journée communautaire de circoncision gratuite. ci bis boobu ñu amalee ci école cité Fass nekk ci Fass Mbao xarafal nañ fa lu ëpp ñeenti téeméeru xale. loolu nag mu ngi amee ci teewaayu ay autorités yu bokk ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao ñu mën ci lim madame Maymouna Baldé nekk responsable APR waaye nekk aussi directrice bu centre Guindi, monsieur Balla Gningue nekk coordinateur LDR Yeesal bu Diamaguène Sicap Mbao, monsieur Bachirou Touré nekk coordinateur COSER Diamaguène Sicap Mbao, monsieur Ndiogou Niang nekk conseiller municipal. waaye nemmeeku nañ fa aussi ay délégation bu ci mel ni délégation madame la ministre Ndeye Saly Dieng ak directeur de l'enfant. nemmeeku nañ fa aussi teewaaye ay maire bu ci mel ni maire bu Joal Fadiouth muy monsieur Bokar Diouf, madame Dialeka directrice Sanoussi ak ki nga xamante ni mooy Tamsir Sidibé nekk coordinateur action département bu Pikine. ñoom ñëpp ñu ñëw teew waaye rafetlu li nga xamante ni moom la action bu Diamaguène Sicap Mbao def ba pare di ñaax ndaw ñi pour ñuy gën a amal action yi ni mel. suñu teewaay dafa am ñaari yëf yu am solo yu ko firnde mooy ni ñu jàngatee le professeur Daouda Ndiaye ak initiative am gis fi muy jàppale askan wi ñun liñ ci séntu mu ngi leen di jàppale ci éducation boo xam ne problème bu ñëpp la li ñu séntu mooy mu ngi jàppale infrastructure diine yëpp nag li ñu séntu mooy tey jii li muy def di dugal ay téeméeru xelel ñu ngi wax ne ñeenti téeméeru xelel ci néegu góor loolu tam lu am solo la parce que ay frais la yoo xam ne daanaka dakaa jël à la place des familles. donc ndimbal li mu doon def au plan éducationnel mu ngi koy def tey au plan social et économique mais mënoon na def xëy na yeneen mais li mu def nii muy dugal xale yi ci néegu góor dafa am solo. surtout dafa am solo ci ñun séeréer yi nga xam ne xëy na am na ni ñu doon dundee tey amatul mais boo demee ci île yi ba tey boo demee Dionewar boo demee Djirnda boo demee dans le royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor la nga fa mën a woon ba tey donc valeur boobu ñu gis ne xëy na réew teeru yaa ngi koy perdre moo gën a tax ñun ñu ñëw teew tey pour que suñu yéene mooy suñ ko mënatul a am à 100% am loo xam ne mën nañ koo jëfandikoo compte tenu des réalités pour que mu doon luy jëriñ gone yi. xam nga fi mu nekk nii xëy na suñu temps ba ñu doon dugulal ay 12 ans jëm kaw la woon ci ñi gën a ndaw xale yi léegi 5 ans 6 ans 7 ans am na sax ñoo xam ne ci balaa seen yaay génn maternité ñooñu xamuñ dara ci luy xaraf xamuñ ci dara. par contre ñii xale yi tey nga xam ne au moins am nañu 7 ans 10 ans jëm 11 ans ñooñu même su dee dugg ñi ci classe bi nga xam ne ci la kasak yi ak pasin yi doon jàngal góor ba boo fa génnee ne dugg naa léegi ci société yore capacité góor même bu dee loolu mënatul am compte tenu de leur âge am na lu des loo xam ne xëy na loolu mooy li gën a réer tey mooy socialisation mooy jàngal xale yi naka la ñuy dunde ensemble ci benn diir ci yëf lu leen boole. mën naa jël sama exemple bi man sama ñeenti sët la xarafal mardi passé mais dama jël yeneen ñaar yoo xam ne biñ leen di xarafal boobu ay bébé lañu ma boole leen ñoom juróom-benn tëj leen ci benn kër pour socialiser leen. parce que séjour bi ñuy def noonu xëy na dugal ay yëfu mag ci seen bopp mënu ko mais jàngal leen ni ñuy dunde ensemble jàngal leen ñu respecté mbokk ay doom baay lañu mais kii papa ma nga teewoon kii papa ma nga Saint-Louis kii papa ma nga fële donc mënuñu xam occasion boobu lañ leen mën a socialiser ba ñu jóge fa xam jox valeur li ñuy wax classe d'âge li ñuy wax valeur doom baay li ñuy wax valeur mbokk li ñuy wax valeur dëkkandoo. donc loolu moom la ñu séntu ñun ñett ñii ci li nga xam ne loolu la professeur Daouda joxe occasion au-delà de ndimbalu waajur yi ci kër yi wala ci quartier yi nañu fexe ba xale yi jongandoo am benn bés parce que bu doon ku ci nekk bu baree ba bare ñaari yoo xam ne dañ leen di dugal hôpital génne leen ñu dugg seen kër xamuñ ci dara mais ay téeméeri nit dinañu fàttaliku ne le même jour la ñu découvrir lan mooy xaraf. donc bu ñu leen regroupé dans les quartiers bu ñu leen regroupé dans les maisons mën nañ leen socialiser ba ñu jóge foofu am quelques valeurs de la notion de nawle
de la notion de ñun ñoo bokk lël ñun ñoo bokk lii ñoo bokk lii ñoo bokk lël. dafa fekk ni kii maire de Djirnda c'est une île, kii maire de Dionewar c'est une île, man maire de Joal-Fadiouth, premier port de pêche artisanale. Dès l'instant que napp gi am jafe-jafe indice de pauvreté dafay dal di taxaw ci mairie yi nga xam ne napp rek la ñu yaakaaroon pour seen askan wi dund, pour seen askan wi am pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la pêche ne nourrit plus son homme. Et dès cet instant li ki nga xam ne loolu nga doon yaakaare loolu nga doon naate loolu la sa askan doon amee koom-koom bu demee ba loolu mënatul a dundal ki koy def forcément pauvreté dafay installé te ñun ñett ñi maire yi nga xam ne moom la ñuy jiital bu napp bi doxul commerce du dox leneen du dox tourisme du dox amul lenn luy dox tant que napp bi doxul. Donc ñun ñi dañuy yëg effectivement indice de pauvreté, dañuy yëg effectivement la baisse du pouvoir d'achat de nos administrés. Maintenant, nous ne sommes peut-être pas à mesure de donner des indices précis ou de waaw fi mu nekk nii xëy na suñu xam-xam màccul wala toppatoo wuñu di joxe ay lim ci ne indice bi nii la toll wala nangami nit ñoo dugg ci ndóol. waaye li wóor te wóor mooy la nga doon dunde démb ak barki démb mu naatal sa dëkk bu demee ba amatul doole forcément sa dëkk dafay ñàkk doole say dëkkandoor ak sa askan dañuy dal di ñàkk doole seen indice de pauvreté seen panier marché dafay dal di yooyu. sant yàlla parce que dafa am benn idéologie boo xamante ne bii ki nga xam ne mooy suñu leader loolu lay dawal muy esprit de partage ak jàppale. Donc comme dafay dox ci loolu di dox ci social membre action boo xam ne taxaw na pour dox ci social ñun lu ñu mën dañ koy ànd ak yow dox ci social. Parce que idéologie am la ñuy dox ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wax donc bu ñu gisee koo xam ne mi ngi ciy taxaw di dox dañ koy jàppale ndax lii ñuy def nii foog naa ne jaamu yàlla la. Fekk doomu aadama yoo xam ne amuñu moyen pour jàppale seeni doom nga yëkkati la yàlla jox muy lu bari muy lu ndaw ñu jàppale ñooñu donc loolu foog naa ne jaamu yàlla te ci loolu la ñuy woo ci loolu la ñuy dox. Social la ñuy def activités yi ñuy def yëpp social la muy éducation sociale la muy santé sociale la muy jàppale les femmes sociales la donc tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est du social. Alalu kenn dugg ci à part professeur Daouda Ndiaye moom mooy jël alalam di ko def ci jaam ñi parce que dafa ne dafa am benn dette boo xamante ni moom la war a fay population sénégalaise ñu nit ñu xool ci moom idée bi mu yor parce que dañ ne bu fekkoon ne doomu Sénégal yëpp képp ku am tuuti xalaat nga ni am na lu ñu def ci yow nga jël ko dool jox ko ñi nga xamante ne amuñu moyen yaakaar naa ne kon dinañ dépasser fii. Parce que nag duñu toog rek ni gouvernement bi war na def lii gouvernement bi war na def lii yow da ngay xool en tant que doomu aadama qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple d'abord avant de réclamer quelque chose. Donc professeur Daouda Ndiaye ci loolu la ñuy woo ci loolu lañ ko wuy si ba tax na ñun tamit li ñu am muy lu ndaw lu bari dañuy ànd ak waa membre action jàppale doomu aadama. Yemul ñëpp mënuñu yem même niveau donc man bu fekkee ni man dama nekk ak yow am nga 10 000 francs man awma 10 000 francs war ngaa mën a yëkkati ci 1000 francs boobu jox ma ko jàppale ma. Esprit de partage boobu la ñu bëgg a dugal ci sénégalais ñu mën a jàppalante suñu biir pour que ñu mën a avancer donc professeur Daouda Ndiaye ci loolu lay dox loolu lay wax ñun ñi nekk membre action tamit ci loolu la ñuy dox loolu la ñuy wax du lu ñu am parce que salarié du da nga am xaalis da ngay liggéey da ngay fayee ko salaire comme yéen mais lu tuuti la ngay am nga yëkkati ci jox ko keneen lu tuuti la muy am mu yëkkati ko jox ko keneen bu yàggee foog naa dimbali dina dem donc professeur Daouda Ndiaye ci loolu la ñuy woo ci loolu la ñuy dox mais du loo xam ne dañ ko denc wala dañ ko am dañ koy def déedéet ci lu baax loolu ëllëg leneen luy ñëw ngay xam ne looloo ñëw mais tey jii dañu jóg pour dimbale doomu aadama yi ñi ngi dimbale doomu aadama yi kon jàppale leen ñu ci loolu gunge leen ñu ci loolu gën leen ñu encourager pour que ñu ñu gën a am force pour mën a yëkkati li ñu am di ko jox doomu aadama yi. Action mouvement la boo xam ne ki ko initié mooy le professeur Daouda Ndiaye li mu ci jublu woon ay action yu demee nii ci social ci santé ci éducation ci bépp jumtukaay rek boo xam ne xalaat na ni boo ko bu ci tegee doomu aadama yi loxo rek dina mën a avancer loolu moom moo tax professeur Daouda Ndiaye créé action pour jaamu yàlla pour ñëpp bokk ci ànd bokk liggéey ànd bokk ndey ak baay. Vraiment tey moom li ma mën a wax on est très honoré d'avoir venir participer à cette très grande cérémonie qui est la deuxième projet communautaire de circonscription de cette Diamaguène Sicap Mbao initié par vous par Fofana vraiment di kontaan loolu bi ñu ñëwee fekk fi cette mobilisation là nga xam ni lii du lu tuuti daaw 200 personnes la fois dernière
tey ngeen indi 400 enfants yoo xam ne vraiment di ngeen koy circonscrire loolu vraiment amuñu lu dul def lu dul sant ak gërëm indi tamit li ma ci gën a neex muy indi ay docteurs yoo xam ne ay docteurs yu xarañ personnel bu xarañ toppatoo élèves yi toppatoo xale yi de bout en bout donc vraiment ñun dañuy sant rek di gërëm professeur Daouda Ndiaye moom serait très content vraiment de gis lii nga xam ne moom mooy yoon wi nga xam ne moom la tëral pour action kontaan loolu vraiment di leen sargal di leen gërëm encore parce que lii moom weesuwul lu rafet lii moom weesuwul lu neex lii moom weesuwul jaamu yàlla xam nga département bi ma jiite li moo tax mu neex a jiite parce que dama ci am ñu mel ni yéen dama ci am ñu mel ni Fofana maa ngi ànd ak sumay adjoint muy Boubacar ànd ak jeune muy action siège ñu nekk ñoo xam ne tamit ay jeunes yoo xam ne tamit dañoo xarañ lool bëgg seen bopp lool bëgg seen gox bëgg Pikine parce que ñun Pikine moo ñu ñor Pikine ku bëgg Pikine rek dañ lay bëgg rawatina professeur Daouda Ndiaye lépp loo wax rek Pikine la koy wax muy banlieue donc bu ñu gisee par exemple doomu aadama yoo xam ne dañuy jàpp pour initiative yi demee nii vraiment suñu xol dafay sedd ñun management rek la ñuy def liggéey bi yéen a ko yombalal parce que bu dul woon yéen lii dara du sotti mais vraiment di leen sant encore di leen gërëm di sant Fofana bu baax di sant bépp ñu mu àndal parce que du Fofana rek bu doon Fofana rek du dem am na ñu nekk ci ginnaaw Fofana di ko jàppale kenn ku ci nekk ñu ngi lay sant di la gërëm xam ne vraiment le professeur Daouda Ndiaye serait très content serait très honoré par exemple de voir tout ça vraiment di leen jaajëfal encore merci beaucoup